safoo di seetaan seen chaîne Fissel TV tey nag ñu def interview exclusive ak benn kàngam benn acteur social benn acteur de développement social fii nga xamante ne nii moo di Fissel Mbadane donc mu nekk tamit aussi ñuy waxtaane li nga xamante ne nii moo lëmbe àdduna lëmbe réew mi jaaxal ñëpp mu di Covid 19 ñu gën ko xam ci coronavirus donc mu nekk feebar bu jaaxal ñëpp boobu ba léegi nag Fissel TV toogul ñu ngi dox ci li nga xamante ne nii mooy di ci wax ak di ci xalaat di ko jox tamit ñi nga xamante ne nii ñoo ko yelloo te war ci war a mën a wax tey nag ñu ñëw fi nga xamante ne nii moo di diwaanu penc nag ku ko wax benn koñ ci Fissel Mbadane waaye seet si fi tamit aussi ku xam-xamam màcc ci développement ku xam-xamam màcc ci fi nga xamante ne nii moo di Fissel Mbadane ñu xalaat ne rek suñu ko taataanee suñu micro doomi réew mi wala doomi dëkk bi yëpp dinañ ci jëriñoo donc ñu ngi tey ak ki nga xamante ne nii moo di Père Alpha Faye donc Père ñu ngi lay wax nga nuyoo. voilà jërëjëf maa ngi lay nuyu. di nuyu équipe bi nga àndal di nuyu population Fissel bi yëpp mais aussi di nuyu seen auditeur ñi nga xam ne aussi ñooy déglu di seetaan Fissel TV yaa ngi may wax léegi di ma jàppee référence mais man yéen laa jàpp ne yéen ay référence parce que ay jeunes ngeen 10 ans ci ginnaaw ku waxoon ne Fissel vraiment évolution bi dina yegg fii ba ñu am seen Fissel TV ñu ne la déedéet. Man maa ngi leen di suivre depuis bu yàgg di rafetlu aussi li nga xam ne yéen a ngi koy def ci dëkk bi parce que communication dafay lu am solo ci développement dafay lu am solo yéen a ngi jàngal nit ñi yéen a ngi leen di jàppale ci divertissement et yéen a ngi leen di éduquer aussi yéen a ngi leen di former pour aussi ñoom ñu mën a am forger wu seen opinion publique ci question sociale yi question de développement au niveau de Fissel vraiment pour tout ça ak seen njiit seen kilifa di Ndiaye Siber Lamine ñu gën ko xam ci Ndiaye Siber vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen féliciter di leen gën a encourager di leen ñaanal pour lii ngeen di def ni yàlla gën leen ci dolli ndam parce que mu ngeen ci amee ndam am ngeen ko ci ba pare sax njëriñu Fissel lay doon daal voilà loolu daal bëggoon naa ko wax bala ñuy commencer waxtaan wi. donc jërëjëf suñu papa monsieur Faye donc tey li ñu fi andi woon moo di waxtaan ci jàngoro ji nga xamante ne ni moo lëmbee àdduna te ci ay fan yu néew wala mën naa ne sax ay semaine a ngi nii dugg si na suñ dëkk donc kaa yi di yokk ay fan ak fan donc tey boo doon wax tey population bi li nga xamante ne ni moom nga xam ci jàngoro jooju ñuy wax coronavirus looy wax population bi ci jàngoro ji. Merci beaucoup xam naa bala may wax population bi rek di ngeen ma may tuuti ma gërëm autorité Sénégal parce que bi mbir mi xamee ba léegi je crois que taxaw nañ ci taxawaay boo xam ne nii mooy ni ñu waroon a taxawee je crois que jël nañ l'affaire là dans toute sa gravité mais aussi dans toutes ses dimensions ba songu liggéey bi ba vraiment ñu ngi ci di am ndam daal di remercier acteurs territoriaux yi aussi commencé ci mairie bi mais également ñi nga xam ne ñu ngi ci organisation communautaire de base yi ñi nekk ci presse bi muy presse audiovisuelle bi muy presse en ligne comme yéen ñi nekk fii service technique yi waa santé paramédicaux yi religieux yi ak ñëpp ñoo xam ne chef de village yi élus yi ñi dugal seen loxo ci xeex bi mbir mi nag comme ni nga ko waxee da di lu garaaw te lu doy waar parce que yaa ngi koy wax léegi 6 mois ci ginnaaw kenn xalaatul woon lu mel nii dina am ci àddina si et li ci gën a doy waar mooy réew yi ëpp doole la ñu jàpp na ñu ëpp doole ci àddina ñoom la mbir mi gën a sonal boo xoolee tey Chine fa mu commencé woon Chine tey dem nañ ci 2 milliards d'habitants presque réew mi njëkk ci population ci koom aussi buñ dul ki jiitu ñoom ñoo topp ci ki jiitu nga dem Italie dem Espagne dem France réew yi Union européenne yi vraiment muy réew yu mag yoo xam ne mbir mi sonal na leen ba ñoom jaaxal na leen mbir mi nag law na ba yegsi fii ci suñu pays africain yi ba vraiment mu ngi fi commencé def ay dégâts yu bari y a des morts y a des gens des milliers de gens des millions de gens yoo xam ne ñu ngi ci biir Afrique aussi ñoo xam ne affaire bi mu ngi leen di menacer
xeex bi nag ñu ñëpp ko bokk comme ni ma wax léegi nguur gi am na lu ñu jël muy seen wàll ñu ngi ci di xeex def nañ li ñu war a def yaa ngi dégg plan riposte bi mobiliser nañ 1000 milliards wala ñu ngi koy mobiliser pour mën ko dugal ci xeex bi parce que mbir mi dafa nar laal yëpp boo xoolee le pays est à l'arrêt du Sénégal donc pays yu gën a rëy lépp a taxaw te mbir mi bu taxawee xam nga suñu réew yi ni mu demee day am jeexital yoo xam ne du laal wàllu santé donc dina laal wàllu social dina laal wàllu économie dina laal wàllu politique dina laal yeneen ak yeneen ah ñun nag ficelle la ñu am xam nga xeex bi moom dina doon à plusieurs niveaux au plan international au plan africain mais également au plan national mais yi mel ni buñ ci bëggee am résultat dañuy privilégier li borom xam-xam yi di wax approche communautaire maanaam dem fa gën a jege askan wi fa gën a jege famille yi bu ñuy xeex am mesure yu ñuy jël wala pexe yu ñuy def ñu daal di koy jëlee foofu defee ko foofu moo tax tey li ngeen def nii mu am solo trop parce que li ci njëkk dafa war a doon information communication nit ñi xam feebar bi lan la nan lañ koy wàllantee nan lañ koy moytoo feebar bi lan la mën a ban jeexital la mën a indi ci nit ki wala ban jeexital la mën a indi ci suñu réew yi suñu communes yi yooyu baax na communication mën a jàll et li ci ëpp solo mooy mesure d'hygiène yooyu ñuy wax mesure d'hygiène ci wàllu set ak sellal muy ci nit ki mais également muy ci biir kër yi quartier yi ak ci biir communauté bi defe naa ne boo ko xoolee ñu ngi wax nit ñi nañu saxaw raxas seen loxo lu bari moytu dajaloo yi moytu jegente bu ëpp bi di moytu aussi tukki nit ñi mën a toog bu dul loo xam ne nii vraiment farata la lool lu war la génne nga war a dem mën a ravitailler wu wuti loo dund la njaboot gi wala peut-être loo mënta bañ a def vraiment nit ñi mun nañ toog seen kër téye seen njaboot ci biir kër yi di wax ak ñoom aussi parce que loolu lu ci am solo la feebar boo xam ne amaguñ garab bu koy faj amaguñ ko prévention rek li tubaab di wax prévention rek moo ci am solo daal di moytu di fàggu aussi di wala fi wax xoddiku ba nga lakkaleegul defe naa message clé yooyu nit ñu bëri jot nañ ci yéen a ngi koy jàllale waa kër docteur yi aussi ñu ngi koy jàllale élus yi ñu ngi koy jàllale groupement femmes yi ñu ngi koy jàllale nit ñi nañ gën a saxoo ak loolu xam nga nit ñi dañu naqaree léeg-léeg dañuy xaw a naqaree waxal peut-être réew yi ni mu demee noonu manque de citoyenneté bi civisme bi dafa xaw a des tuuti mais lu sérieux nii lu garaawe nii bu duggee ci dëkk boroom xam-xam yi ni nii lañ ko mën a moytoo amagul luñ ko mën a faje je crois que nit ñi war nañu def effort boobu aussi dimbali leen pour dimbali seen bopp toog sa kër jafewul defe naa moo gën a yomb jóg génn sa kër dem di faju ji affaire bi laal sa njaboot loolu defe naa toog sa kër moo ko gën a yomb raxasu set sell defe naa ne lu jafewul buñ ko defee yàlla mën feebar bi ñu bañ ci jot wala buñ ci jotee sax du mitti ni mu waroon a mittee daal donc man foofu daal laay njëkk accès sama wax parce que nit aussi da ngay nit ku baax day neex a waxal daal voilà borom xam-xam yëpp wax nañ nitu diine yi wax nañ nitu politique yi wax nañ nitu administration wax nañ nitu kër docteur wax nañ nitu média yi wax nañ ñi gën a xam ñëpp wax nañu ni nii lañ war a def pour moytu feebar bi donc loolu nit ñi mën nañ góorgóorlu tënku ci parce que buñ ci tënkoo mooy dimbali borom kër yi mooy dimbali nit ñi mais mooy dimbali aussi autorités yi muy autorité politique autorité administrative autorité sanitaire yi autorité politique autorité religieuse parce que jàmm bu amee ci kër yi rek dina am ci pénc mi dina am ci dëkk bi dina am ci Sénégal te dina am ci àddina te lii dafay doon lu garaaw a garaaw dinaa la ci jox misaal bu ndaw rek gaa yi bu mag national muy wax Amérique xam nga Amérique ñoom yàlla dénk na leen xam-xam dénk na leen koom université fa gën a mag ci gën a mag koy wax John Hopkins nga xam ne santé ak wér-gu-yaram ñoom vraiment yàlla may na leen ci mën naa wax ne àdduna si dañ ci jiitu am na gëstu ak jàngat yu ñu def ñu ne bu ñu moytuwul feebar bi dina rey lu mat 2 millions nit ci Amérique xam nga ne loolu bari na bu ñu moytuwul mën na rey 2 millions nit ci Amérique wax bu fekkee ne Amérique googu nga xam ne nii wàllu kër docteur wàllu santé wàllu science wàllu recherche ñooñu ci ëpp doole fuuf ne ñoom bu ñu moytuwul mun na rey lu toll noonu seen dëkk mais ñun ñi nga xam ne amuñu loolu lépp bu ñu moytuwul ñaata nit la mën a rey fii ci suñu dëkk xam nga lu bari la te loolu mari day taal buñ ca yeggoon tey loola àddina bu tukki lay doon daal donc
enjeu yi ak responsabilité bi daal foofu la gën a nekk waaw foofu daal la gën a nekk il faut aussi ñu moytu la prévention voilà loolu daal man lay gën a dénk sama bopp di ko dénk sama njaboot di ko dénk waa commune Fissel bi yëpp parce que ñun Fissel lañ am ñoo ko bokk parce que yéen a ngi jóg fii tey ñëw di waxtaan ci lu mel nii pour gën a yokk information bi la pour gën a mën a yokk sensibilisation yi nit ñi gën a mën a dégg mais damay wax aussi beneen appel di ko lancer suñu autorité locale yi ci suba rek dem naa ci sous-préfet doon ci waxtaan ak moom xam naa nguur gi sax am na lu ñu jëloon au niveau départemental mais dinañ ko wàcc niveau arrondissement yi ba mu am des comités de lutte au niveau arrondissement boole commune Fissel ak commune Ndiaganiao loola autorité administrative yi dina ko jiite xam naa ne ñu ngi ci mais surtout aussi dañu nekk ci cadre décentralisation am maire ma leen di gën a ñaax ñoom waa commune bi ñoom nga xam ne ñoom lañ dénk commune bi tey ñuy démembrement état nañu gën a dugal seen loxo umpale wu ma ne dugaloon nañ million wala lu ko ëpp pour jàppale nit ñi mais loolu weesu nañ foofu léegi tey dafa doon une guerre dégg nga Macky ne la xare la l'heure est grave il faut bu ñu defoon benn wala fukk ñu def téeméer dégg nga nguur gi tey Macky assemblée nationale dinañ tase tey wala suba dal di def vraiment li ñuy wax loi d'habilitation maanaam Macky pour mu décider duñ ko jaarale te ci ay assemblée nationale jox nañ ko pouvoir lépp ba mën na décider par ordonnance li nga xam ne moo gën ci réew mi parce que foofu la réew mi toll tey def nañ état d'urgence def couvre-feu boo muy tuul borom xam-xam ne dinañ ko weesu mun nañ yegg ci état de siège mun nañ yegg ci confinement général foofu bu ñu fa tolloo nguur gi jël lu mat 1000 milliards agum mun na ko doubler sax il faut aussi communes yi gën a jël seen responsabilité parce que ñoom lañ dénk suñu wér-gu-yaram njàng ak yépp tey dégg naa maire bi sax laajte naa ko ci suba jéem naa ko woo jotuma ko ñu ne ma nekku fi xam naa dafa tukki newul biir commune bi ma doon wax naan fu mu mën di nekk tey fi mu ne nii la mu jàppoon lépp fa mu ne bu dee ci biir réew mi ci biir biti réew mi da ko war a bàyyi ñëw jege si njabootam taxawu leen parce que présence am rek dañ ko soxla fi mu ne nii parce que dafa war a rassurer bu ñu nee maire booy jàpp maire xam nga maire mooy yaay ci français normalement déformation la ñu indi def ko maire muy masculin mais maire tey mooy ndeyu dëkk bi parce que ci taarix boo ko xoolee noonu lañ daan tànne maire xool koo xam ne kii yàgg na ci dëkk bi def fi teraanga doon fi ku borom xam-xam doon fi koo xam ne kii nit ñi yaakaar nañ ko def na fi lu baax ñu ne nañ ko jël sargale loolu dénk ko dëkk bi loolu mooy indi tey tooy ba doon maire doon jëwriñ ji ñu dénk dëkk bi kon fu mu nekk ak lu muy def war na ko mën a bàyyi mu daal di ñëw fii jege si Fissel waxuma ne ñi fi nekk ñi fi bàyyi defu ñu ngi def mais mbir mi am na fu muy toll tey maire moo war a jiitu xare la statut mooy général bi tey war a jiite xeex bi sur le plan politique sur le plan stratégique et sur le plan opérationnel moo war a ne à la manœuvre tey fi ñu toll man su ma doon maire tey fi mu ne convoqué naa conseil municipal bi ñu xool réaménager budget bi buñ budget bi tey li ci ëpp dañ ko war a jël teg ko pour consacrer ko xeex feebar bi nga xam ne ni moom moo lëmbi àddina si parce que jeexital yi mën a am xam naa dinañ ci ñëw léegi lu garaaw et cetera donc muy mairie Fissel muy yeneen maire dañu war a def ni état bi def lépp ci budget parce que budget mooy instrument bi njëkk loolu la ñu yaakaar ñeneen ñi dañuy ñëw rek jàpp ci mais li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk moom ko tey dañu war a réaménager xool ne 40 50 wala 60 millions teg nañ ko ci xeex bi parce que daf ko laaj li ñu war a def bari na li ngeen di def nii war nañ ko gën a dooleel tey médias yi war nañ leen ngeen gën a mën a def liggéey bi rajo ba war nañ ko mën a def relais yi aussi war nañ leen gën a mën a jàppale pour ñu gën a waxtaan ak nit ñi parce que jàngalekat yi dañuy wax ne la répétition elle est pédagogique nit ki da nga koy wax benn ñaar ñett ñeent juróom ba fukk ba ëpp muy soog a dégg mën a xam loola war nañu am lu ñu jël ci budget bi consacré ko loolu war nañu am lu ñu jël ci budget commune bi ñu war a xeexi Covid dimbali nit ñi ci ay ñu am ay matuwaay pour hygiène bi gën a mën a yokk mais fi ñu jëm tey mbaa fay tëj nañ ko xamuñu weer lay def xamuñu ñaari weer économie dëkk bi daanaka taxaw na man mii ministère yi laa nekk gis nga ku nekk dañu ne nga toog sa kër usines yu bari ñu ngi tëj tey fii France ak feneen boo demee Italie ñu ngi joxe des bons alimentaires mais loolu war nañ ko sóor xam ne nit ñi suba dañuy soxla ndimbal et loolu budget rek ci lañ ko mën a def état bi def lenn ñu boole ko nga xam ne nit ñi dinañ mën a atténuer choc bi dinañ ko mën a atténuer parce que saafara si moom ba nit ñi duñu am problème loolu daanaka mënul nekk daal donc loolu vraiment ci laay woo les élus locaux ñi nga xam ne aussi ñuy ay groupement de femmes ak ñeneen ñi yàlla dénk tuuti wërsëg aussi ñu mën a def parce que bu ñu créé comité communal nga xam ne maire bi mi ngi ci comité arrondissement am
dinañ mën a centraliser ndimbal yooyu man ko topp di ko mën a natt ba du tasaaroo parce que yëf yi bu demee nii bu ku ne jógee di defal boppam boo moytuwul impact bi mu war a am du ko am du ko am parce que en matière d'humanitaire de coordination de crise muy crise sanitaire ak yeneen coordination bi da ci baax maanaam ay nit toog ñu xam ne ñii ñooy coordonné mbir mi lu jóg ñu xam ko yëkkati lu ñu indi ñu xam ko indi xool ñañ ko war a jox ak fañ ko war a joxee mu laal dëkk yépp su ko defee nit ñi mën cee gis seen bopp loolu dina gën a rassurer population yi et loolu sous-préfet mi ngi ci maire taxawaayam daf ci am solo bu baax a baax a baax a baax a baax et cetera parce que mbir mi foo ko après ci gravité yegg na fa xam nga man bugguma léeg-léeg di wax ci lu ma bugguma di wax ci lu ma xamul man du ma docteur nit ñi da ngay dégg ñuy wax waaw grippe bi réewi Europe yi la gën a yàpp c'est vrai foofu la nekk mais la faagaagal waa Chine faagaagal ñu bari Italie def ko Espagne def ko Corée def ko Makka tey fële def ko Iran Arabie Saoudite feneen ak feneen mais loolu fooguma ne bu ñu jëlul matuwaay ñu war a jël dina fi bàyyi suñu réew yi ñu néew doole yi c'est vrai que war nañ ànd ak suñu xel dal bañ a vraiment paniquer jàq mais aussi war nañu jël suñu responsabilité ba mu mat sëkk te mbir mi kenn ëpp ci sa morom responsabilité Macky day président de la République mais responsabilité bi mu ci am moom ngeen ci am moo tax ngeen di jóg def lii élus yi moom lañ ci war a mën a am acteurs sociaux yi acteurs politiques yi aussi loolu lañ ci war a mën a am ba xeex mbir mi vraiment. waaw donc dégg nañ wax ji rafet na mais sànq da nga wax ci li nga xamante ne nii moo di impact bi nga xamante ne nii feebar bi mën na ko am économiquement socialement aussi mais aussi sur le plan de l'éducation donc tey ji yan jumtukaay lañ war a mën a taxawal pour ba nga xamante ne nii après li feebar bi nga xam ne ñuy ñaan yàlla jëlee ko fi au plus vite ñuy yan matukaay lañ war la nguur gi war a jël. Wala ñi nga xamante ne nii ñoo di fii localement ñu mun a xam yan matukaay la ñuy jël ba nga xam ne après feebar bii nii du impact dina impacter mais du impact bi dinañ ko mën a atténuer. merci beaucoup maa ngi lay gërëm bu baax ci question boobu xam nga léegi dama la wax Chine xam nga Chine fa la mbir mi commencé mais tey amatuñu benn cas bu jóge ci biir dëkk bi cas yi ñu am yépp ay nit ñu fa dugg la dal di koy indi li ëpp mooy. li kilifa yi wax ñu topp ko bu ñee na nit ñi toog seen kër bañ a génn ñu toog seen kër bu ñee nañuy moytu nuyoonte bi nañu moytu dajaloo yu ëpp yi nañu moytu ay ngénte ay dëj tere ci julli ji juma et cetera loolu nit ñi nañu sàmmonte ak loolu leneen li aussi mooy li nga xam ne jàpp nañ ne mooy gën a mën a rey doomu jàngoro bi mooy hygiène collective bi raxasoog saabu jël gel hydroalcoolique ak yeneen nit ñi aussi mën a saxoo ak loolu képp koo xam ne kii aussi yaa ngi soupçonné ne mbir mi mu ngi lay dal na nga jege ji waa kër docteur ñu mën la jël en charge nguur gi aussi defe naa ne li ñuy def war nañ ko gën a mën a yokk maanaam seet béréb bi kër docteur yoo xam ne ku mbir mi dal fa lañ lay yóbbu mën na fa faj parce que mbir mi mën na ñëw bañ a rey nit sax mais mën na ñëw dal di mobiliser médecins yeeg moyens yi yëpp bi nga xam ne lépp lu ñu am rek dañ koy def ci Covid 19 ba fàtte yeneen feebar yi te umpalewul ne Afrique feebar yaa ngi fi sibiru saa ngi fi maladie cardiovasculaire yaa ngi fi ñooñu dañ leen a war a toppatoo bu ñu moytuwul rek li ñu am lépp ci ay moyens ak i jumtuwaay dañ koy def ci Covid 19 bàyyi yeneen yi parce que bu cas yi multiplié noonu lay mën a mel donc gouvernement bi loolu ñu def vraiment nañ ci gën a teg seen loxo bu baax mais le gouvernement bi def niveau central loolu la élus yi aussi war a def. fi ñu toll il faut vraiment ñu yokk li nga xam ne ni mooy garab yi ñu war a gën a mën a faje nit ñi il faut ñu yokk sensibilisation bi nit ñi aussi mën a sàmmonteeg loolu ñuy wax parce que dama wax léegi tey xam nga bi ma xëyee rek romb marché tey dama ne xanaa fii marché hebdomadaire la gis nga nu mu feese parce que marché mbaa fay amatul te xam nga yeneen réew yi nguur yi am nañ doole am koom li wax protection sociale dëgër na foofu nguuru France mun na jël tey jóg ne famille française bu ne dama koy jox lu mat million attan nañ ko mais ñun xam nga mënuñu loolu nit ñi dañuy jóg débrouiller wu làqar ci lijjanti pour mën a am lu ñu yóbbu seen njaboot bu Sénégalais yi doon téeméer mën nañ ne juróom-benn fukk yi noonu la ñuy dunde waaw suñ ne kenn du génnati marché amatul usines yi doxatul suñu doom yi nekk bitim réew doon ñu dimbali di yónnee usines yi taxaw ñoom liggéeyatuñu mais fu ñuy jëlee lu ñu dunde Sénégal frontière yi tëj nañ ak réew yu bari avions yi dematul tourisme bi day taxaw pêche bi day taxaw
leneen day taxaw mais nit ñi fu ñu nar a jëlee lu ñu dundee loolu lépp dañ ko war a xool bu ñu paree loolu nga dégg ne état bi def na ko mais pour jàppale entreprise yooyu la tey ñi yoroon ay bor banques yi tey état bi jàpp na ci ba bor yooyu nit ñi mën a taxaw bañ ko mën a fayiku lu waaye yoroon tey war na ko gën a yaxanal trop ñu wàññi yàq mi parce que ci ay jafe-jafe yu tar la ñu jëm te ku ne am nga ci responsabilité may wax ne vraiment nguur gi def na ñu ngi def li ñu mën nañu gën a góorgóorlu mais élus yi waa famille yi muy société civile acteurs politiques yi ñëpp aussi war nañ gën a mën a taxaw et puis bañ a taxaw aussi ba toog rek bañ a xalaat parce que boo yoree aussi da ngay am li tubaab di wax réflexion prospective li ñëwagul ngay séentu fu sori ni mbir mi fu mu jëm parce que yëfi àla kulli àlin dina changé toog nag ba mu dalaat ci sa kaw loolu gënul il faut ñu xool suñu doxalin mais xool communes yi ñu xool l'économie locale nan lañ ko gën a mën a développer initiative yi ngeen di jël tey dañ ko war a gën a renforcer mais dañu gën a war a xool mbéy mi nan lañ ko gën a mën a jàppale mu suqaliku au niveau local muy élevage muy yeneen ak yeneen ba vraiment Fissel dinañ gën a mën a développer une économie locale waxuma rek tabaxi école tabax ay centre de formation baax na ubbi ay dispensaires ak yeneen mais nit ñi nan lañ leen a mën a jàppalee mën na bañ a doon ci alal kese mais mën na doon ci ay réflexion mën na doon ci mise en relation ak yeneen ba vraiment ñu mën a taxawal une économie locale solide parce que bu amul économie bu dëgër nationale économie locale daal di am dëgër mais yu mel nii bu ñëwee dañuy gën a sonal daal voilà man daal loolu aussi bëgg naa ko ci wax quoi. donc beneen question muy fi nga xamante ne ni moo di wax nga ko sànq ci say biir wax mooy mën nañu dem ba dugg fi nga xamante ne mooy état de siège wala confinement total wala général donc tey bu ñu demee ba foofu noonu ak Sénégal li nga xamante ne nekk na réew mu nga xamante ne ni dooleem bëriwul ñi nga xamante ne ni ñoo di kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër yi boroom kër yi seen taxawaay. yan mesure le gouvernement war a jël parce que waxoon nañ 50 milliards pour ñi nga xamante ne nii ñoom moom la état di dimbalee ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di kër famille donc tey 50 milliards yooyu noo gisee ci départage bi ak noo gisee ni ñoom lañ ko war a mën a jàppalee lii ba mu yegg fa mu war a yegg. merci beaucoup merci defe naa sax yokku nañ maa ngi dégg ñu naan 72 milliards. sànq dégg naa ministre du développement communautaire ki ñu ko dénk mu wax ne ñoom war nañu jàppale 1 million de ménages bu ñu nee ménage nag mooy njël mën na am ñetti nit mën na am fukki nit comme mën na am lu ko ëpp ci xayma ñoom li ñu jàpp mooy 8 millions de sénégalais dinañu soxla ndimbal voilà ni ñu gisee mbir mi 8 millions de sénégalais mooy moitié population Sénégal parce que 16 millions la ñu fi mu ne nii donc ndimbal loolu nag. baax na trop baax na mais li ci gën encore mooy ndimbal loolu yegg ci ña ko gën a soxla muy li tubaab di wax ciblage bi ak distribution bi man jàpp naa ne famille yi war nañu leen dimbali ci lu bari mooy li ma wax léegi gën leen a yee gën leen a former gën leen a sensibiliser waaye gën leen a dimbali ci aussi jumtuwaay yoo xam ne dina mën a yokk set gi ak cell gi waaye loo xam ne ni dañ koy jëfandikoo. mu jëm ci lu wàllu lu ñuy lekk wala lu ñuy naan wala lu ñuy sol loolu njaboot yi dinañ ko soxla te gëm naa ne loolu la nguur gi jàpp te loolu la nam ma def population bi dinañ ko soxla nag nguur gi dina ko def ak yegg na ci population yi xam nga wute na donc li ñu war a def lépp mooy fexe ba vraiment loolu mën a yegg ci population bi mu bañ a rëcc jëm ci ay poos wala mu bañ a rëcc doon ci lu réer wala lu yàqu parce que loolu kasara lay mujj doon daal quel que soit effort yi état bi mën a def comme ni ma ko waxee nit ñi dinañ soxla ñu jàpp leen ci dund parce que bu ñu liggéeyatul dematuñu marché génnatuñu mais du ñu am lu ñu dund ay sàq newu ci suñu kër yi ak i robinet meew wala leneen loolu nekku fi ala kulli alin li nga xam ne nii dañ ko doon defal suñu bopp jóg di ko wuti bu fekkee mënatuñ ko wuti mënatuñ ko defal suñu bopp nguur gi ñu jaboote ñun ñëpp moo war a defi pexeem comme yi muy def nii laaj ndimbal ci réew yu néew doole yi parce que réew yu am doole yi parce que solidarité internationale am na ci ba vraiment bu ñu confiné ñu toog suñuy kër du ñu jàmbat dara loolu defe naa ne foofu la nguur gi nekk mais dama wax léegi ne nguur gi am na wàll wu mu ci mën a def mais suñu communes yi aussi dafa am lu ñu ci war a def budget bi nu mu toll nañ ko réorienté teg ko pare
pour bu nguur gi defee ñett ñu mën a def benn wala bu nguur gi defee juróom ñu mën a def benn dama lay jox misaal rek li ñuy wax tubaab yi wax ay kit alimentaire dina am parce que ministère loolu la ñuy joxe ji dama xamul ndax dañ koy jënd jox nit ñi wala dañuy jox nit ñi njëg gi ñu dem wuti ko lu ñu ci def rek baax na mais l'essentiel mooy na yegg si ci biir nit ñi man su ma doon conseil état bi tey dama leen di wax naan nañu teg dispositif bu dëgër boo xam ne ay niveau yu bari la dina am niveau national dina am niveau départemental dina am aussi niveau communal ba ndimbal yu mel noonu bu waree ñëw ñu war ko jox nit ñi nañu teg ay commission yoo xam ne ni administration dinañ nekk ci biir commission yoo xam ne élu commune dina nekk ci biir commission yoo xam ne nii mouvement associatif bi dina nekk ci biir ay religieux dina nekk ci biir ñu wóolu ci dëkk yi xam nga boo nee Fissel tey nga ne Lambaréné nga ne Baak nga ne feneen am na nit ñoo xam ne nii tey maase nañu wóolu leen bu ñu amoon seen alal mun nañ leen ko dénk jox ñu mel noonu baax na ñu nekk ci commission yi aux côtés des élus mu doon des commissions inclusives ñëpp mën ci nekk ba nga xam ne lu commission bi def rek dinañ xam ne loolu mooy transparence waaye boo ko bàyyee ci loxo benn wala ñaar wala ñetti nit ku mel ni Alpha peut-être normalul mën na ci def naka si dul noonu te loolu day détourner affaire bi côté boobu daal baax na trop nit ñi il faut ñu jàppale leen kit d'hygiène kit alimentaire mais aussi appui pour xale yi ñu mën a téye ci kër yi mais jàngal leen ba vraiment li leen di raw du bëri trop parce que ñëpp wax nañ ni ci confinement lañ jëm te confinement day du mitti tey sama xarit ni Europe bu ma jokkoo ñoom woo leen dañu li ñu gën a sonal sax du maladie bi mais mooy li ñu tëj suñuy kër doo génn doo dem fenn mais foofu état bu tëjee nit ñi am na lu mu leen mën a jàppale loo xam ne ni lu takku lay doon mais suñu nguur yi amuñu doole jooju pour def ko donc lu néew li ñu nar a dajale pour jàppalee ñu ko war na yegg fi mu war a yegg et loolu teg des commissions yoo xam ne nii commission communale day am commission villageoise am nga xam ne bu ñu nee am na lu ñu war a séddale biir Fissel chef de village tey am na profilu ménage Fissel yëpp nu mu toll am na ñëpp nu mu toll jël diw alpha yi borom nangam nit a fa nekk nangam lay soxla commission bu ñu ko tegee chef de village ne ci élu bi ne ci mais ñi ñu gën a wóolu ci dëkk bi aussi nekk ci dimbali dina yegg loolu muy défi bi gën a mag yombul nag yombul mu ne au niveau national comme mu ne au niveau local te loolu ñu impliqué ci nit ñi impliqué ci jeunes yi impliqué ci femmes yi su ko defee rek nit ñi dinañ ci war a mën a jot te crise bi ni mu nar a méttee peut-être ni mu naroon a méttee mën na bañ a méttee noonu daal loolu daal mooy responsabilité bi nga xam ne état bi am na ko heureusement ñu ngi ci commune bi am na ko ñun ñii ñëpp kenn ci ñun aussi am nga responsabilité bu toll noonu voilà. donc tamit aussi tey ñu ngi wax éducation donc ñëpp ne l'école est menacée donc tey est-ce que xalaatoo ni ak fii nii situation bi di empirer est-ce que yaakaaroo ni année bi mën na fi jaare blanche. bu yàggee boo muytuwul li nga wax mun na ci am mais kenn ñaanu ko ñu ngi yaakaar fii ak mi-avril peut-être ba ñuy dem avril mbir mi yàlla àtte mu mën a jeex parce que année blanche moom perte yu mag a mag ay milliards la ci pays loolu moom baaxul ci pays mais li may wax rek nañ téye xale yi ci kër yi jéem leen a jàngal jéem leen a encadrer surveiller leen ñu tiim seen i kaye te bañ a ne ci mbedd mi parce que tëj école yi xale yi newuñ ci kër yi du nekk ci mbedd mi aussi toog weer ak fukki fan ak juróom bañ a jàng loolu aussi baaxul ci système éducatif donc encore une fois foofu lay gën a insister fi laa bëgg a daane la waajur yi parents d'élèves yi nañu góorgóorlu téye xale yi ci biir kër yi nañu bàyyi salle de jeu yi ñuy dem ak feneen di taxawaalu ci mbedd yi nañu toog am na lu ñu mën a def ñu jigéen ñi gën a jàppale seen i waajur ci waañ wi ñu góor ji aussi gën a jàppale seen waajur ci yeneen ak yeneen bale kër gi loolu ñëpp mën nañ ko def ñëpp mën nañ jàpp sax ci liggéeyu waañ wi teg kay yi di ko ubbi étudiants yi ñibbisi ak élèves yi ne lycée ak feneen nañu gën a encadrer tout tànk yi ñi gën a tuuti pour ñoom ñu mën a jàng parce que élève bu ne lycée déjà ak terminal di nga mën a jàngal sa bopp am na ay plateforme en ligne yu ministère ubbi aussi yooya vraiment malheureusement Fissel amul salle informatique yu mag ak cyber kon dañ fa doon dem gën a jàppale booy yi mais ñi ko am ci seen i biir kër te am accès ci loolu nañ gën a mën a jàppale xale yi aussi di leen jàngal en ligne parce que li ci ministère def vraiment macha allah bari na ñëpp newuñ ci internet mais loolu baax na ñi ko amul aussi nañu toog téye xale yi ci kër yi surveiller leen encadrer leen ñi gën a mag encadrer ñi gën a ndaw mag topp rek loolu bu ñu ko defee rek peut-être tëj bi mën na yàgg mais bu ñu ubbee xale yi du ñu am déphasage trop fa ñu yemoon dinañ fa mën a teg seen tànk daal di continuer dem defe naa ne loolu lu ci am solo la et loolu vraiment dama ciy insister nañu téye xale yi ci kër yi nit ñi toog ci kër yi mais nañu téye xale yi aussi ci kër yi loolu mooy li nga xam ne moo mën a prévenir feebar bi
parce que on touche du bois ñu ngi sant yàlla cas yi bareeguñu ni Europe waaye boo gisee mu ngi commencé gën a bëri te xam nga mënuñu wax lépp daal mën na am li ñu jàpp ne mooy cas yi yées na loolu wala ëpp na ko fuuf et cetera te sax hypothèse boobu moo gën a moo gën a leer daal affaire bi daal na ko ñëpp def seen mbiru bopp comme ni ngeen ko defee seen mbiru bopp ba ñëw fii di ma ci interroger aussi di ci interroger ñeneen mais na nit ñi dégg ndigal yi waa kër docteur yi couvre-feu am na nit ñi toog seen i kër waaw na nit ñi toog seen i kër confinement partiel wala total bu amee aussi na nit ñi toog defe naa ne état bi jël nañ seen i responsabilité dinañ ko gën a yokk commune aussi dinañ gën a jël seen i responsabilité ala kuli alin askan wi njaboot yi kenn du leen seetaan voilà kenn du leen seetaan te communauté internationale aussi du leen seetaan nañu gën a dalal seen xel yi gën a def ñaan gën a dégg ndigal sàmmonteeg li nga xam ne moom la ñu wax loolu bu ñu ko defee rek vraiment yàlla mën na def ñu mucc ci feebar bi bu fi amit du fi lawee ni mu lawee ci Europe yi voilà dégâts yeeg conséquences yenn yi aussi mën na bañ a am parce que man de ku la ne tiitul rek dafa doon ku irresponsable réew mu ñu toog ñu ne ministères yi daanaka tëj nañ écoles yi tëj nañu marché yi tëj nañu hôtel yi tëj nañ frontières yi loolu jar naa tiit loolu mbir la te war nañ gën a góorgóorlu dimbali suñu éli yi suñu kilifa yi dimbali aussi nguur gi pour ñoom aussi ñu gën ñu mën a dimbali. donc dañuy ñëw rek si li nga xamante ne nii mooy sur le plan local donc tey feebar bi ñu ngi koy dégg ay dëkk yu mel ni ay Mbour ay Thiès ay même Dakar léegi tëj nañ transport interurbain bi donc tey jii ni dëkk yooyu nga xam ne ñu ngi leen di feebar bi impacté na leen tey ñuy ñaan yàlla rek mu jële ko fa mais tamit aussi ñuy ñaan yàlla mu bañ a dugg si suñu biir dëkk donc tey boo doon wax ci mesures yi nga xamante ne ni peut-être la population ficelloise war nañ ko jël wala les autorités war nañ ko war a mën a mettre en place pour prévention yan mesure lay doon. xam nga mesures yi moom prévention yi boo xoolee guide pratique am na xam nga na nit ñi gën a sàmmonte ak cet xam nga c'est important. na nit ñi toog ci kër yi na nit ñi téye seeni doom ça c'est extrêmement important na nit ñi téye seeni doom mais aussi na nit ñi nekk à l'écoute des autorités parce que comme li nga wax tey hôtel yi bu tëjee nit ñi télé déplacement yi bu dul déplacement boo xam ne nii vraiment dafa mënta ñàkk et cetera mais na nit ñi góorgóorlu sàmmonteeg moom xam nga li ñuy def di jéem a contourner affaire bi di jaar fële police wala gendarmerie dogale la bon wàññi la ak yooyu aussi gënu ci parce que Chine dañ ne Chine confinement moo leen ci dimbale ba nit ñi toogee seen kër génnatuñu usines yi tëj wàññi ci lañ gis ne affaire bi commencé na wàcc et cetera mais tey Sénégal boo xoolee peut-être tey nga dégg ñu ne am na 20 cas yu positif mais boo xoolee tey boo demee dëkk bu mel ni Touba tey une semaine a ngi ne amatuñu cas mais loolu man jàpp naa ne li ko indi waa santé wax nañ ñu ngi faj nit ñi ñu ngi testé mais dégg ndigal lu ci am solo la parce que man Touba laa nekkoon fa la ma affaire yu fekk début bi et cetera bi xalif bi waxee boo génnee mbedd mi doo gisati kenn nekkatul ci jumaa yi foo tourné nit ñaa ngi teg gel di raxasu et cetera nit ñi di ci waxtaan et cetera même daara yi nga xam ne internat la nit ñi toog nañu ci biir daara yi vraiment dematuñu fenn loolu c'est extrêmement important tali bi gisatoo kenn circuler mais bu ñi am xam-xam bu ñu nee loolu mooy li nga xam ne moo ko mën a faj mais nit ñi nañ sàmmonte ak loolu. bu ñu sàmmonteeg ndigal yi rek li tubaab di wax chaîne de transmission bi day dagg bu fekkee ne nit ñi duggatuñ te ñi bitim réew la affaire bi jógewul bu fekkee ne ñi nga xam ne moo ko dal interne nañ leen mais virus bi dootul circuler et puis bu virus bi amul bu ñu toogoon ba ñaan Sénégal benn cas la mais léegi ñu tijji école yi tijji marché yi mais la vie reprendre son cours normal et cetera li ma mënul d'accord rek mooy nit ñi wax naan waaw lii dañuy wax rek waaye du yegg si non du noonu. xam nga mënuloo toog ay professeurs yi université yoo xam ne nii am nañ bac jàng fukki at ak ñaar ci ginnaaw seen métier lool la ñuy lijjanti gis nañ ko ci yeneen i pays réew yëpp mu laal leen boo xoolee réew yi àddina bi tey man xanaa réew yu tuuti yu néew la ci laalul de réew yëpp la laal ñu ne lii problème la mais waaye loo dof loo dëgër bopp war nga xam ne nii li ñuy wax nii lu sérieux la et puis war nañ mën a topp ndigal yi man dama jàpp ne loolu jafewul raxasu moytu jegeñante bi toog sa kër bañ a génn wàññi déplacement yi mais ay jullit lañu wala ay catholique yor suñu course aussi di ñaan mais loolu defe naa ne bu ñu ko defee seen transmission mën na wàññiku
nguur gi aussi taxawuñu ni ñu war a taxawoo parce que nit ñi mënoo leen tëj seen biiri kër aussi ne leen du ngeen génn te amul ndimbal yoo leen jox parce que situation bi commencé na métti déjà man ci suba am na lu ma ci jot a xam tuuti situation bi commencé na métti donc lu ci nguur gi def aussi nañu gaaw na gën a gaaw commune bi aussi comme ni ma la ko j'en appelle au maire na nit ñi gaaw def réaménagement budgétaire wala ci ndimbal commission yi mën ko jënd mën ko séddale mu mën a yegg ci nit ñi parce que bari na situation crise moo xam catastrophe naturelle la wala yeneen ba pare saafara su jur jàngoro parce que léegi mën nañ mobiliser de l'argent mu mujj ci ay postes dégg nga plan Orsec li ci nit ñi wax y a d'autres situations yoo xam ne nii après tëj nañ ci ay ministre tëj ci ay maire wala nangam ak nangam yooyu amul njariñ situation bi fi mu toll nii dañu war a yërëm askan wi def li ñu war a def mu yegg ci biir askan wi bañ ci xeeb xelu kenn bañ ci xeeb xalaatu kenn je crois que loolu suñ ko defee rek yàlla dinañ dimbale te Afrique nag quand même gàcce ngaalaama parce que moyens yi bariwul mais ni ñu war a taxawee vraiment ñu ngi koy taxawee xanaa gën a làbbali rek gën a làbbali rek mais li kii doon wax naan yokku cadence bi bu doon benn lañ def ñu ful ko mu doon fukk tey anticiper bu jaree confinement téye nit ñi nañ téye nit ñi seen kër xam période bi muy doon mais aussi jàppale leen ba mbir mi dina woyof ci seen ci ñoom loolu daal moom laa ci bëggoon a voilà loolu daal ci fi nga mujj wax loolu laa ci bëggoon a préciser daal. ok donc toujours rek niñ koy waxee di am toujours cawarte ak li nga xamante ni moo di mbégte di dalal suñu référence suñu père si suñu plateau mu nekk tamit aussi message bu nga xamante ne ni véhiculé na ko bu am solo wax nañ côté économie wax éducation wax santé wax aussi sur le plan local donc vraiment nekk na fu nekk rek buñ fa ñëwee rek andi nga ci ay plus ample d'information donc di la remercier aussi ci partage bi di la wax ne ça a été un grand plaisir ñëw fii nii tey di def interview ak yow donc di la wax juste rek say dernière kàddu ci li nga xamante ne ni moom moo di émission bi ak ci li nga xamante ne ni moo di jàngoro bi en quelque sorte. bon sama dernier mot rek peut-être fi may commencer mooy yéen fi may daanele mooy fi ma commencé woon rek di leen féliciter vraiment di leen gën a encourager. parce que li ngeen di def nii dara gënu ko ci xeex bi vraiment des jeunes yor seen média en ligne damay laajte ñu ne ma yéen a ngi wër ci population bi wër ci dëkk yi vraiment di sensibiliser vraiment ñu jar a féliciter ngeen ñu jar a remercier ngeen yéen ak seen chef d'entreprise seen kilifa muy Ndiaye Cyber xam nga léegi da nga dégg may wax économie locale li muy def nii ngeen koy def loolu mooy développer économie locale parce que mooy créer des services yu nit ñi soxla. mais également mooy créer des emplois bu ko nit ñi defee ci tool yi nit ñi def ko ci industrie def ko ci artisanat mais Fissel léegi du ñu ñee fenn quoi léegi du ñu ñee beneen commune te vraiment loolu yéen a ngi ci man maa ngi leen ciy féliciter bu baax di vous faites vraiment ma fierté quoi vous faites vraiment ma fierté di leen gën a encourager ci côté boobu waa leneen li aussi vraiment mooy gën a ñaax rek gën a fàttali nit ñi vraiment ñu gën a góorgóorlu ci consignes yi nga xam ne moom la ñu édicté commune bi aussi di leen gën a ñaax ñu gën a dugal seen loxo ñu créer comité communal et di am yaakaar ne jàngoro ji lu fi ñëw la rek lu fi ñëw la parce que duguleet ci àddina nag boo xoolee 14e siècle am na lu ñu doon wax peste noire Europe mais lam fa rey ay millions nit la te Europe dañuy jóg jéggi ci loolu ay grippe chinoise amoon na fi peut-être avant loolu choléra doon nga ko fi dégg. voilà Ebola am na méningite aussi dans les années c'était sous la colonisation bon yóbbu woon na fi ñu bari peste et voilà année 40 yi la xawma non bi année 30 yi un peu juste avant la guerre peste bi métti woon na fi lool te booba àddina si fi mu toll nii tolloogu fa du moyen économique yi du moyen sanitaire yi du moyen médicaux yi egguloon foofu yooyu yëpp nit ñi génn nañ ci et crise yu mel nii sax ñi xam taar yi wax nañ ne léeg-léeg day doon lu baax maanaam day am jeexital yu baax parce que buñ ci jógee rek nit ñi dinañ defaraat toogaay yi àddina bi dinañ ni mu doon doxee dina soppiku dina changer vraiment il y aura l'émergence d'un ordre nouveau un monde nouveau parce que àddina si ni muy doxe xam nga ne du noonu inégalité yi bari nañ li ñuy wax mondialisation bi ay ñenn doo nga koy gis
ay extrême la nit ñu am bay wàññi ak ñoo xam ne dañu ñàkk ba amuñu sax voilà dool amuñu lu ñu naan donc il faut plus de solidarité il faut plus de justice sociale il faut plus d'équilibre yooyu nag feebar bi tey daf ko wane parce que tey réew yi ñu jàpp ñu am doole ñu tiit ba jàq ñoom la gën a sonal dama jàpp ne am na période bu bees boo xam ne ni mu ngi ñëw et ñun waruñu ko tardé war nañu bokk ci ñi koy xalaat war nañu bokk ci ñi koy dessiner ba vraiment Afrique décomplexé boppam comme ni ngeen décomplexé seen bopp nii xam nga bari ngeen ay morom yoo xam ne ni ñu ngi Dakar wala feneen di taxawaalu tëdd ci mbedd yi di def liggéeyu ñàkk fayda mais yéen a ngi ñëw seen dëkk di def lu am solo amal seen bopp njëriñ amal ko seeni famille mais aussi amal ko seen communauté bi parce que bu ma wàññi koo gis entreprise service yi taxaw wàññi ko gis nit ñi di béy pomme de terre fële nit ñi ne mbaa fay di yëngatu économie locale bi dund mais loolu rek moo fi nekk boo demee pays Amérique yi aussi nit ñi noonu lañ def loolooy màgg tey ba doon Facebook wala li di Zuckerberg moom wala li nga xam ne li màgg ba Bill Gates li mu am affaire yi noonu lay demee rek day am ci lu muy commencé màgg nit day gëm boppam comme ni ngeen def nii man vraiment sant naa leen gërëm naa leen bu baax di ñaan yàlla vraiment mu jëlee fi feebar bi ñi mu tëral mu fëgg seen bopp ñu jóg ñi ci jotagul vraiment yàlla def ñu bañ ci jot te feebar bi dem muy doon loo xam ne nii luñ naan amoon na fi en 2020 daal vraiment loolu laay ñaan di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp. ok donc merci beaucoup mu nekkoon rek toujours seen émission grand interview donc vraiment nekk na émission bu nga xamante ne nii neex nañu trop tamit aussi parce que jëlee nañ ci ay jàngat yu bëri jëlee nañ ci ay leeral yu bëri di leen wax ne rek loolu mooy mébétu Fissel TV loolu mooy li nga xamante ne nii moo tax Fissel TV guddeeg bëccëg suba ak ngoon ñuy dox. lépp lu ñu bëgg rek mooy développement Fissel lépp lu ñu bëgg rek mooy li nga xamante ne ni mooy jëmal suñu suñu Fissel kanam donc di ñaan rek gars yi ngeen gën a abonné ku abonné gul tamit aussi nga abonné te xam ne chaîne bi c'est pour la population chaîne bi c'est pour les Fisselois donc di leen wax ne rek di leen jox dig daje tamit aussi ci yeneen i rencontre ci yeneen i émission ci biir Fissel TV merci.